Action ñu dem. Hey! 3 ñu dem. Ñu dem. 4 ñu dem. Entraînement métti na trop. li ngay daj rek. lii gën a métti làmb quoi. non bokkul sax entraînement mooy lépp. ndeysaan mais entraînement bu amul récupération nu muy demee. baaxul c'est zéro dama koy faral di conseiller sama rakk yi. mënul liggéey lu métti ba ñëw doo nelaw. doo lekk ba suur doo nelaw lekkal dama nga récupérer. mbër nga ne. melul. waaw. boo gisee borom doole di dem. waaw. ne ko massa. boo gisee borom doole di dem nee ko massa. ne ko massa. lu tax. ndax la muy daj ba am loolu c'est tout un problème bu ngand la. donc boo ko gisee muy dem rek ne ko massa. teg ci di ko ñaanal. ak coach sam bii lii yaakaar naa ne du ñëpp ko mën a am de impro Dakar ba donc ko mën a am ah mais doon réew mi daal ku baax bàyyi na la xel yàlla fa la cat. Papis nga ne tey lii dafa mel ne bariwul loo ko def de. non lii souvent man du ma faral di wane samay entraînement yëpp waaw boo gisee ma def ko dafa am foo toll ci man waaw nga nekk sama nit nekk sama waay may naa la mosal lii samay entraînement duggal nga xool lépp lu may def dama koy xaaj ci digg bi mais ak yow il faut que ma mosal la loo xamante ne soxal dina seet daal. waaw yow sama gayan nga sama waay nga te Médoune yàgg na maa topp kon Médoune bu ñëwee tey war naa kaa jox loo xamante ne maanaam benn la fiy doon waaw sama waay sama xarit borom baax la. waaw yow sant. la ilaha illallah. affaire yi tax na. metti na de. ah metti na kay. booy bi moo garaaw de. dara yombul lépp a metti waaye boo bëggee def dara da man kii fort. mu mel ni mbër bu dee sonn daj ay coono lu ci yëpp pour supporter am ak ju ko bëgg moo tax. waaw surtout loolu xam nga man samay supporter moom tubaabe nañ. waaw macha allah yaa ngi dégg dal nañ te dañu am dégg-dégg seen mbër buy liggéey dañuy xam ne mu ngi liggéey moo tax booy liggéey rek yokkal loo mënta liggéey ndax ñoom ndax fam ñoo xam dañuy werante pendant 6 mois sa combat taxaw na rek commencé nañoo werante te loolu bu amee rek il faut nga yokk entraînement yi bañ leen a gàcceel waaw. am ñaari boo yu lay bëggee nag nekk Maroc Casablanca tudd Ahmed ñaari Ahmed yi loolu leen di wax yow la ñuy bëggee ñaari Ahmed. ñoom ñaar ñoom Ahmed lañ tudd. waaw ñoom seen tur daa neex sax.
waa Casablanca sama ñaari amet yi borom tur yi neex yi borom tur yi sell yi maa leen di ziar di leen ñaanal yàlla na yàlla yokkal xewal gu bari ci barki Seydina Mohamed amet bégg naa leen waa Casablanca képp ku fa nekk rek waa Casablanca maa ngi bégg ñëpp bàyyuma kenn. c'est waa golf club quoi mooy salle bi nekk golf cité Aline Sow si ginnaaw hôpital Dalal Jàmm bi bon champion moom fii lay entraîner moom ak yeneen moroomu champion yu dëkk Géejawaay fii la ñu entraîner mais moom pratiquement tey dafa ñëwoon pour def si ñun ak émission ak ñun. émission spéciale boo xamante ne tamit du temps fait que tamit ku si nekk dinañ ko waxal li nga xamante ne moom mooy rôle am si salle bi quoi waaw moom très franchement man depuis bi ma ko commencé entraîner ba léegi xam naa ne jàmbaar la quoi parce que luñ koy sëpli yëpp da koy tegoo. waaw mooy li mu leen wax sànq si commencement bi rek xam nga mbër bu fonk entraînement mënul weesu say rak ku si am combat yow amagoo déggagoo sax avance. ngay ànd ak ñoom di leen accompagner presque bëri na ay booyam yu bëri yoo xamante ne préparé naa leen fii mais booy bu siy préparé bu la jiituwul fii boo ko fi jiitoo tuuti dafay ñëw egsi di ànd ak yow di préparé ak yow c'est lu muy liggéey lu muy teg boppam yow mii di def combat sax doo ko daj déjà kon ce qui veut dire que moom mu ngi préserver toujours mbër la boo xamante ne moom il s'entraîne toujours bu ñëwul fii tamit mu ngi si diin yi waaw day mbër yoo xam ne dañuy dem ba Amérique wala feneen mais da ngay gis dañ naan la tant de kilos laay squat wala dara fekk ne ay pound la quoi ay xaaju poids la. waaw loolu am na xam nga boo xoolee salle bi tey matériel yi fi nekk yëpp ay technogym la bu fekkee jël ngeen ni technogym ñi liggéey si wàllu musculation yëpp xam nañ ne ba ay matériel yu baax la quoi yii nii du ay pound yii ay poids normal la. fu mu nekk nii déjà fu mu tëdd nii rek poids yi rek laa compter dem na si 210 kilos waaw souvent nga gis ku chargé lu toll nii sax nee la def naa 300 kilos wala 400 fekk moitié bi lay nekk quoi waa ay pound lay doon quoi mais fii moom technogym moom seen matériel ku ko xam musculation da ngay xam ne ku gis salle bi nii si télé di nga xam ne salle bi du ay matériel yi fi nekk waaw. sportif buy nax boppam. loolu est-ce que bokkul ci nax sa bopp. nax sa bopp la xam nga souvent gars yi ñu ngi dem Europe di dem di wuti doole lu ñuy wuti Europe yëpp léegi yàlla def na mu ngi am fii mais dem Europe bi mënul ñàkk ñoom ñii dinañu entraîner fii ba pare gi nga bu ñu demee Europe bul foog ne sax dañu nekk foofu di entraîner parce que li ñu entraîner fii rek day doy foofu dañu dem pour noppalu parce que foofu mooy gën a adéquat pour ñu récupérer comment côté boobu tamit ñun xam nañ si loolu quoi. waaw parce que xam nañ si lu ñu leen teg fii nii même bu ñu demee Europe lu ñu mën a tegoo lu weesu loolu fii quoi. lu toll nii nga ne day tàngalu rek. waa kon fu mu jëm ak ñun. xam nga moom du wone xam nga nit surtout boo nekkee athlète du lépp li ngay def da nga koy wone parce que tey am na système yoo xamante ne si wàllu tànk sànq war na leen si tuuti quoi mu chargé presque 210 kilos yi di ko def ak benn tànk bi. di leen ko won xam nga loolu rek déjà c'est gis ngeen ko xam nga yéen a ko filmé loolu du hasard keneen ku weddi ne lii du poids vrai rek na ñëw ñu sëf ko quoi waaw moom très franchement moom athlète la boo xamante ne moom du bàyyi waaw moom tey bu avance ñëwoon tey sa xel dal na pour mu avance pour mu fanaanoo ko tey jël moom est-ce que gars yi dinañ ko jël sax parce que man xam naa bu ngeen ko wanee nii gëmuma gars yi jéem ko jël quoi doy na waar de. képp ku delloo avance bu Gaston de di nga jël avance bi. avance bu Gaston ku ko delloo di nga jël avance bi. waaw xanaa lool de mën na ne. mais ki delloo avance Gaston est-ce que dana jël bi. man leen moo ma si jaaxal nee na seen waayam ngeen. mais kon yéen bu ngeen demee li ngeen jël fii da ngeen di bàyyi ba mu laaj avance. non duñ ko gaaw a génn. voilà ngeen doog ko te lii damay ragal. te Diouf fii réew mi toll nit ñi combat jànq la ñu bëgg. combat boo xam ne dan naan kii bàyyi ko ne fii kii bàyyi ko ne fii ñun ñoo sonn ci dajewaat bi dafa métti na lu bees. waaw moom daal si tànk sax la ñu nekk nii mais boo ko fekkoon si yeneen exercice yi ñu def moom très franchement moom da ngay xam ne kii mu ngi kàttan quoi macha allah. kon ñu bàyyi ko mu kon ni liggéey bi. xam naa ne lii Diouf. waaw maa ngi lay fay Fadel. du nuyu képp koo xamante amateur làmb nga
di nuyu supporter la déggee numéro 2 yëpp ak fépp foo mënta nekk ci àdduna bi maa ngi ziar ñëpp di nuyu sama doom nday Xaadim Sanku depuis Paris sama ñaari seex yooyu di nuyu Bintu ak seen yaay ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg bu baax a baax waaw. tey fii ñu la fekk ngay daj coono yu métti yi mel ne ku lekk avance mbër sax lekk na avance te dajul coono yi lu waral loolu. waaw xam nga lépp loo gis waaj daf cee baax waajal balaa dara di la berte parce que souvent damay dégg sama papa yi naa man na xam yaa ngi ci kawam yaa ngi dégg sama gars yi sama xarit ñëpp naa ma yaa ngi ci kawam kon donc lépp loo gis rek prépare waaj ko dafa baax moo tax ma koy waaj bu baax a baax ndax bëgguma dara lu ma berte. dañuy daal di sóobu ci waxtaan yu Diouf parce que lii rëcc ci dëkk bi mooy diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye yàlla def na dégg ngeen la ci am Gris Bordeaux nee na bëggutul combat boobu delloo avance bi kon dafa mel ni sa diggante Gris Bordeaux mi ngi xeeñ. waaw xam nga combat bu neex yàqu naa parce que diggante Balla Gaye Gris Bordeaux clarification la woon yaa ngi dégg tey yàlla def na ne combat bu Gris Bordeaux neen du bëree Gaston du ko bëreel kon donc loolu kenn mënu ci moom moo xam la moo tax mu jël choix boobu noonu yaa ngi dégg mais combat bu neex la woon doon ci ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ci ndam bu fekkoon combat boobu taxaw na comme yàlla def na ne combat boobu dem na ba yàqu Gris neen du bëre ñun ñoo ngi suñu ruq di entraîné di waaj bu baax a baax bëgguñu dara bettuñu muy Gris Bordeaux ak keneen ak keneen la ñu yemale ah ku mënta ñëw rek dinañ bëre ak yow incha allah di ñaan yàlla may ñu ndam sa kaw waaw. mu mel ne li amateurs yi doon jooytu di ko bëgg mooy commencé am mooy combat jànk. parce que loolu la ñuy waxtaanee parce que ku ne xam ne diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye la fi amoon Balla Gaye daanoon ko ñu indiwaat ko sotti nag sotteegul mais yàqu la gën a jege. mu mel ne combat jànk daal la amateurs yi gën a soxla ndax pare nga tey pour loolu. waaw xam nga man combat jànk moom a gënoon lu nekk parce que booy xool fan yii passé wax naa ko ci benn émission di nuyuwaale suñu Papa Lamine Samba wax naa ko ci émission am mais nit bu duggee Fass daan fa ñeenti nit yaa ngi di yow nga dugg biir écurie Waalo daan fa kenn Abdou Diouf sama grand maa ngi koy nuyu en passage moom mu daan la nga daan la dëgër kon moo ci war a wër moom ma war a wër moom benn rek la daan sama écurie ma koy wër ci dëkk bi. mën nga maa ñëwal ci ñi nga daan foofu. daan naa fa Basaw daan naa fa Batika daan naa fa Babacar bu Faas daan naa fa suñ papa Moustapha Gueye waaw mais Babacar bu Faas maa ngi koy nuyu en passage mu nekk nit ku baax boobu moo nekkoon sama combat bu métti ci biir Fass waaw contre Babacar bu Faas combat bu métti la woon sama diggante ak moom waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla fa mu ne gëj a gisee maa ngi moom waaw fu mu nekk daal yàlla na ko fa yàlla yokk Babacar bu Faas di ko ziar baax a baax a baax di ko wax ne mu ngi sama xel daal waaw. mu mel ne tey jii li may wax rek avance su Gris Bordeaux tey bu dikkoon nga fanaanoo. loolu wax gu yàqu la bu ñu ma ko joxoon léegi nii ma génne ci li ma ci war a génnee dimbali ci ñi nga xamante ne tey seen loxo jotul ginnaaw ci des ma jox la ci préparer Gris Bordeaux. te loolu daa mel ne ay lu faa kenn du ko jeex de ah bu dikkee ma jox la li ma la ci jox ay waaye combat bi yàlla na taxaw ndax ko jox ma ci ah leneen li may dox nag mooy lii rëcc ci dëkk bi ku ne xam ne ne période bi ñu ngi ci moment wu CNG seen période dana jeex na kan la ñuy tab ak kan la du tab tey yow sa analyse ci gis-gis boobu tey boo xalaatoon ku ñuy changé bu tey changement am na kan lay doon. waaw xam nga tey suñ papa Alioune Sarr kenn weddi fi def na fi dara def na dara ci làmb wane na boppam ci làmb parce que ki tax làmb jëm kanam mu defar fi stade bu ñëpp di coow yaa ngi dégg kon donc taxaw na mbëri ci benn côté bi mais tey suñ papa Matar Ba ministre Matar Ba ñu ngi koy nuyu en passage tey moom xam na ko war a mën a toog changer mais buñ fiy teg nañ fi teg ki nga xamante ne il est compétent sur tous les plans parce que buñ ne diw bëgg na ko rek ñun dañ ko koy jox maanaam dañuy xool suñu avenir ëllëg ñun ak suñu rakk yi nga xam ñoom ñu ngi ñëw yaa ngi dégg tey buñ demee bay jox kenn changer nañu wóor na kii suñ papa Alioune Sarr li mu fi def mën a def lu ko raw yaa ngi dégg ñu soog a yëkkati jox kooku loolu waaw. mais yow sa gis-gis d'accord nga changement non du man maay changé ah. non dama ne tey bul la doon defal sa analyse ku ne nga sa xalaatu bopp. ndax d'accord nga tey ñu indi li fi newoon wala changement. mais nguur sax day jeex nguur day jeex ah. tey bu nit ñi taxawee ne dañoo bëgg changement yaa ngi dégg suñ papa Matar Ba xam na ne bu changement waree am war na am bu warul am moom war na xam ne nit ñi bëgg nañ changement kon donc bu changement amee rek mooy gënal ñi nga xamante ne bëgg nañ ko mais ñun daal
dañu fi tegal koo xamante il est compétent sur tous les plans waaw. ñu njort ne am na mbër yoo xam ne ñu ngi ñeena jàpp ne war nañ ko mën a yor ndax d'accord nga borom làmb yor ko. ci bu ko mënee yor mu am compétent mën ko suñ papa Alioune Sarr di fi def mu def lu ko raw ñu yëkkati ko jox ko jeex na taak loolu rek la waaw affaire bi sañ-sañ la rek sañ-sañ la ba pare bëgg ko ba pare gëm na lii mën nga ko yóbbu ci kanam suñ papa Alioune Sarr li ñu fi def ne yow nga ñëw la romb loolu boo ko mënee ah. mais doon li ma ciy toftalaat mooy ku ne gis na lii rek ci dëkk bi mooy mbënd mi jaaxal àdduna bi yëpp nag gis na la sax semaine passée nga def ci benn émission di ci wax lu ay wax yu yërëmtalu yoo xam ne jàpp nga bëgg ñu jàppale askan bi tey sa gis-gis ci état bi ni mu war a taxawee ci mbënd mi lan la. waaw xam nga tey mooy li ma wax ci plateau bi fan yi passé rek xam nga tey ku jóg booy def sa affaire kii campagne fan ngay jubali Géejawaay ngay jubali Baxdaad feneen ak feneen tey bu tiis bi dalee ci kaw ñooñu yàlla wàccee fi ndox mu bari kon donc lu mu bon gestu leen ñooñu nga xamante ne taxawu nañ leen ba ngeen am li ngeen bëgg ba pare kon nañ leen gestu ñooñu parce que dafa metti man ba ma dugg see biir Gunaas dem ba côté Baxdaad xool te am na yeneen milliers yoo xamante ne sama tànk tegu fa yaa ngi dégg ma dugg fa xool ndox bi nu mu fa def yaa ngi dégg ñoom ñuy ŋàcc te heure bu ñu ŋàccee ndox bi ballaat kon ñooñu war nañ leen mën a dimbali ci benn côté bi war nañ leen mën a dimbali parce que suñu yaay yi sonn nañ parce que booy xool fii bëri na ay maire fii bëri na ay député fii yaa ngi dégg am na sax ay ministre yaa ngi am na ñoo xamante ne yàlla jox na leen doole joo xamante ne war nañoo mën a dimbali waa mbënd bi parce que sonn nañ trop moo tax ma doon lancer message boobu noonu pour wax leen ne je suis tout cœur avec eux maa ngi seen ginnaaw ñoom di bokk ak ñoom tiis bi parce que kenn du xëccoo ak suñu borom suñu borom moo leen teg natt boobu dañ koy nangu mais tamit nañ ñaan ñi nga xamante seen loxo jot na ginnaaw ñu mën leen dimbali moo waroon ñu lancer message boobu noonu di leen ñaan ñun luñ ci mën dinañ ko def mais nañ ñaan ñi nga xamante seen loxo ëpp nañ ñu doole ñun ñu def rek te yàlla tax ñu jàppale leen man de loolu laa leen di ñaan. ma ñëw ci combat boo xam ne nag dafa taxaw ñu ci ëpp jël favori jox ko Reug Reug muy seen diggante Reug Reug ak Gouye Gui. yow sa gis-gis ci combat boobu lan la. sama gis-gis ci combat boobu noonu waaw xam nga tey nit ku nekk am na droit far fu ko neex man doomu Géejawaay laa su may ñaanal damay ñaanal Gouye Gui yàlla may ko ndam yaa ngi dégg mu neex mu naqari Gouye Gui laay ñaanal yàlla may ko ndam yaa ngi dégg mais Gouye Gui sama doom nday la sama xarit la sama lépp la maa ngi koy nuyu en passage di ko wax maa ngi koy ñaanal yàlla na ko ci yàlla may ndam mais na liggéey waaw na liggéey lu mu mën a liggéey ni ko liggéey parce que tamit nit boo amee koo xamante dañ ne la ñëpp jël nañ favori bi jox ko yaa ngi dégg da ngay liggéey lu wow koŋ ñëw taxaw fas yéene jàmmaarloo moom ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam mais ne liggéey bu wóor ba bu taxawee te day xam ne kii pare na combat bi waaw. noo gisee Eumeu Sène Bombardier bi ñu ngi mandat naan taxaw nag taxawul boobu combat boo doon def analyse tey sa gis-gis daal la ci combat boobu. combat Eumeu Sène Bombardier combat bu neex la de combat bu neex la combat boo xamante ne Eumeu Sène moo ko daanoon revanche la boo xamante ne tey ñoom ñaar bu ñu jàkkaaru da nga xam ne combat la en tout cas combat bu neex la. waaw di amal revanche yow sax. waaw man mi amel na ma revanche man combat boobu ma bëgg la sama diggante ak moom dafa mel ni combat boobu nag dafa bokk ci loolu. su combat waaw parce que tey mënuma concevoir que nit ki ñu ne daan na la yaa ngi dégg tey mun dara bàyyee noonu làmb génn noonu yóbbaale maanaam ne daan na la dëggee man loolu dama koy métti loolu bañkat laa doomu laaxkat laa am na loo xamante ne bu mu fa jaaree ak yow rek ba balaa ngay bàyyi làmb bëgg naa yow fer téye la ci. waaw bu la tegaloon Gris Bordeaux tegal la Eumeu Sène koy jëli. Eumeu Sène dégg nga ma. Diouf ma yaa ko bu la tegaloon Gris Bordeaux tegal la Eumeu Sène koy jëli mu ne ma koy jëli. Eumeu Sène parce que xam nga la moo tax. moom ma daan. waaw dafa mel ni jël boobu nag xam nga tey munuma blâmer ne Eumeu Sène daan parce que moo ko defee dafa mel damay ñaawal jëlam mais dafa am ñoo xamante ne ñoom dañ leen bàyyi ñu xoolal seen bopp ñoom ñooy commentaire ñoom ñooy wax comme suñu papa yi nga xam ñu ngi ci làmb ñoom xam nañ la dëggee daan na wala daanuwul. yaa ngi dégg kon donc loolu bu demee ba am bay arbitre yëkkati loxoom munuma wax lu dul Eumeu Sène daan na parce que arbitre moo yëkkati loxoom. yaa ngi dégg kon donc foofu noonu laa bëgg waaw non man gëwuma ko woon mais moment boobu wax gi bari woon na ci kaw Lac de Guiers 2 maanaam ma bëggoon sotti loolu ndox mu sedd mu jeex parce que am na loo xam ne am na benn dynamique de victoire boo xamante bu tegaloo sa kaw loolu ñëw am rek
bu fekkee da nga koy contester rek jeex na boobaa booy daanu jëlu bu ñaaw ngay daanu mieux vaut que nga génne loolu mu doon asaka ci yow yaa ngi dégg loolu moom moo tax ma ne garaawul naa bàyyi mu dem. même Lac de Guiers boo ko daanee sax mosoo gis Lac de Guiers nit daan ko ba toog ci kawam. muy lu jaaxal ñëpp. loolu da leen jaaxal. jaaxal na ñëpp jaaxal nitu làmb bi. waaw mais xool leen li may daj rek. jaadu na. waaw xam nga nit ki te yàlla du xool coono gi ngay daj pare mu lay gàcceel ci benn côté bi. parce que li jaaxal ñëpp gisaguñ kenn ku toog ci dënnu Lac de Guiers. ah parce que damay liggéey lu wow comme ñëw taxaw bare sàkku ñaan ci ñëpp kilifa diine yëpp ak tarixa bu mu mënti doon ba ci njaago beeg ku mu mënti doon ñëpp laay ñaan pour ñu ñaanal ma peut-être ñaan googu noonu moom mooy téye ba léegi ak sama ñaanu waajur. li la dal ci Eumeu Sène dalaat na la ci Baboy aussi loolu am na sa digganteeg moom. waaw xam nga Baboy moom maa ngi nuyu Mboro di suñu grand baax boobu noonu daan ko ba pare bon mu teg jéewam ñu demaat mu def recours am mu ne daanuwul alors kenn mënu si dara mais man jël laa jàpp ba léegi rek loolu rek la. te dafa mel ni loolu xaw na dal sax sa diggante ak Tafa Gueye parce que yow yaa ko yeggale action bi mais. waaw arbitre doon na ñëw pour àtte. waaw yooyu souvent dara del sa combat loolu indi loolu. ah mais lépp loo xam gis préparation parce que moom tam day préparé wu rek loolu rek la. da ngay nga jàpp ko mu rëpp. waaw nga bëgg a bàyyi. waaw arbitre daw pour ñëw nga yeggale action bi. man fu ma jàpp du ma bàyyi de fu ma jàpp sama loxo non lu ma koy bàyyi loolu leneen la waaw. Eumeu Sène mi lay seetaan tey amel la revanche tey mi ngi lay xool lan nga koy wax. sama avance war nga ma ko lekkal de sama diggante ak yow dana leer maa ngi lay xaar ca bopp koñ ba laa lay xaar. kon Gris Bordeaux ragal la comme ragal la moom ah. nag Eumeu Sène lekk avance bi rek loolooy wax gi. mbokk amante not Dakar Buzz ak Impro tey suñu waxtaan la fii man ak Papis Lac de Guiers 2 ma ànd ceeg Medoune Diouf nag muy koo xam ne moom tam mooy l'infatigable nan nga gisee lii fii ñu la fekk tey tournage bi ñaar ñi ñëw tey muy Fadel ak Medoune. waaw xanaa am kontaan rek parce que boo nee Fadel sama lépp la dama koy wax à haute voix journaliste yëpp xam loolu man maa ko xam Lac de Guiers 2 képp koo ko seetaan na xam na ne Fadel sama xarit la sama doom ndaay la te mu nekk nit ku baax nit ku gore du lu mu toog nag moom mbër yëpp ay xaritam lañ mais dafa am loo xam ne dañ ko séq maa ngi moom muy jàmm loolu rek mooy lépp te nit boo séq ak moom jàmm rek jeex na moo ko jàpp bëggal ko sama bopp yàlla na ko jàmm sonal Medoune moom daf ma yàgg a topp waaw Medoune moom waaw depuis ci Babacar Diallo la ma Medoune di topp ba nii tey kon donc jëmm jooju dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Mouhamed sama cameraman bu ndaw bi Seydou borom filmé yi baax yi sama gaynde googu noonu maa ngi koy nuyu en passage sama grand bu baax Mame Boye Diao di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk parce que nekk na nit ku baax genre yu mel noonu le président de la république soxla parce que nekk na koo xamante nit ku fas jom nit ku mën lu muy def nit ku bëgg lu muy def fu président loxoom jotul moom teg na fa loxoom kon donc jëmm jooju noonu dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk di ñaan président de la république mu gën a yokk Mame Boye Diao ndax Mame Boye Diao bu desee ci biir gouvernement bu jëm kanam rek laa gis. sa copain doo ko wax mu takki jabar nag Alioune Seye 2 moom daa ñàkk jom wax naa bay bëgg a dee topp na ma di wax pendant xaw ma ñaata at mu topp ma di wax mun naa ma takkal boo takkee man dama ci takk 1 mois ma takk 1 mois jot ma topp ko ba nii ba tey takkal ngir yàlla dina ko dalloo ci lu bari waaw parce que boo amee jabar lu bëri loo xamante ne donc doon dox dina la soulager ci benn côté bi waaw da lay defaat beneen nit daal da lay defaat beneen nit di nga nekk nit koo xam da ngay responsable xam la di nga waaw doon kilifa di nga bàyyi lu bari tamit. ana madame mu ngi fii waaw mu ngi ci jàmm baax a baax di ko nuyu en passage di nuyu waa kër gi ñëpp sama goro yi di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn mon amour namu naa la jërë ngeen jëf seen émission samp ndënd la man ak Medoune Diouf fii ci salle bi ma seet si li mu wax ci man lépp ci moom la nekk nit ku baax la nit ku gore la ñu seq jàmm rek comme ni ma seq jàmm yéen bëri mais moom danoo seq leneen lu bokkul ak liggéey bi muy nit ku baax nit koo xam ne ku dëggu la. te nag ma wax la benn affaire sama rakk yi nekk biir écurie Waalo
ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla yokk waa écurie Waalo bàyyiwuma kenn ci kaw ba ci suuf am na sama rakk ju baax joo xamante ne ñu naan ko Orka maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ci li mu jëm mu nekk rakk ju baax rakk ju gëm lu muy def rakk joo xam ne avenir la ci biir écurie Waalo am na ay avenir yi nekk biir écurie Waalo ñoom ñëpp ay champion lañ mooy caat di macca yaa ngi dégg di dundu yaa ngi dégg di Orka yeneen booy yi fa nekk yëpp majj sama xarit maa ngi koy nuyu en passage Talibé Cheikh gars yi foofu ñoom ñëpp booy yi nekk écurie Waalo yëpp suñu coach moom amuñu fayam Ron moom yàlla rek lañ koy bàyyeel ndax day sonn ci xale yi yaa ngi dégg kooku amuñu fayam yàlla rek lañ ko mën a def mu fay ko di nuyu sama coach tamit sama coach Thiam nekk na nit koo xamante ne nit ko bëgg lu muy def. dem naa ba de bu nu àtteewul dana la rey de li nga dajtee ji. waaw parce que moom gagneur la moom man bugguma coach boo xamante ne doo doon gagneur te moom gagneur la daf ko bëgg Thiam moo tax bu lay entraîné da ngay xam ne kii xol lay demee moo tax dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolama yàlla yokk ko mu nekk coach bu ma bëgg coach bu baax coach yëpp a baax mais bi dafa exceptionnel benn la fi te dootu fi ñaar. man sax bëgg naa nga boole ba moom. waaw xamoon naa grand Daouda mu nekkoon nit ku baax nit koo xamante ne da doon yëkkati alalam di def ci yow di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram yàlla na malaaka yërmande teeru ko ci biir bàmmeelam yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawe di masalu képp koo xamante ne géwél nga di masalu papaam di masalu famille bi ñëpp ay soxnaam ñëpp ndax ba may mujjee dem hôpital ba am na kàddu yu ma wax kàddu yooyu mu ngi sama biir bopp bi te incha allah noonu lañ koy appliqué yal na ko yàlla defal fa mu ne gënal ko fi mu jóge yal na ko yàlla xare àjjana. Grand Daouda nañu xam ne pour ñu amati biir géejuwaay Grand Daouda bu mel noonu ce sera très difficile dina difficile trop pour gisaat ku mel noonu parce que dafa nekkoon nit koo xamante ne day yor pusoom bu gisee fu xottee ko mu ñaw moom jikko boobu la yoroon kon donc jëmm jooju buñ ko ñàkkee géejuwaay ñëpp a ñàkk géwél yi ñëpp a ñàkk kon donc ñu ngi koy masalu képp koo xamante ne géwél nga di baalu àq ñëpp di nuyu sama grand Pape Ñing kooku amuñu fayam Pape Ñing nit ku baax la nit ku gore. Lac de Guiers xam nga luy pression est-ce que yow di ngay am pression dajeeg mbër ndakaaru yëpp faral ko loolu lan lay def ci yow. waaw man moom sincèrement par bi nga pression daf may man pression gisuma fu may jaxasee di xam nga man lan laa gën a ragal sama àdduna nga def ma favori laa gën a ragal bugguma favori man balaa sama xol di mën a sedd stade bi ñëpp ànd ak mbër mi bés boobu dama koy gérer dama koy téye sama loxo wan na ko tey bés bii comme ñëpp yow lañu àndal tey di nga xam lépp dëgg la te dinaa la wan ne mennam Lac de Guiers moo am mennam ndox moo fi dugg biir Sénégal fii Dakar fii te ca lag ba lay jóge te maa ko tudd non Lac de Guiers du tiit man damay am yërmande ci samay supporters man ci samay supporters la am yërmande mais Lac de Guiers man aw ma ragalukaay aw barki alxuraan bi ma la gisee nga taxaw ci stade bi ndeysaan mburoog bër ne alay sa mun a ma gis beneen Lac de Guiers loolu keroog lan la def. waaw xam nga boo nee. alay sa mun a lu alay sa mun a. mooy li la yàlla may. waaw li la yàlla may moom la wax ci soose quoi maanaam li la yàlla may gërëmee ko sa ndey bañ ko dindi li la yàlla loolu la wax ci kii. moom la wax ci alay sa mun a. waaw yee ba maa tentu. gis ba ne alay sa mun a rek da ngaa changé ba maa teeju jël. voilà. ñu gisaat beneen Lac de Guiers. mel ni alay sa mun a da ko piqué. waaw parce que fa mu ko jaaree la daf ko jaaree ci sama làq. yaa ngi loolu day xabtal nit di nuyu sama doom ndey ñëpp bàyyuma kenn Alioune Seye 2. sañu maa wax ba bàyyi nag te duma ko tëjee ndax moo daan ubbi suñu waxtaan muy sa wéjur ñu ngi ñaan yàlla saral ay yaxam yàlla na xëppee àjjana diiru bi nga ko ñàkkee ci diggante bi lan nga fi dund loo xam ne xam nga ni lii ñàkk wéjur moo ma ko poussé. diiru bi sa wéjur dëddoo. waaw lan nga fi dund loo xam ne wéet nga ni lii de dafa mel ni li ma manqué wéjur wu jigéen moo tax lii waaw bésu làmb am na yoo xamante ne sama yaay ma ko doon defal quoi waaw maanaam
daf may gën a xabtal dafay taxaw ne ma day wax ba sama yaram bi di daw. lan la doon wax jël sama yaay maa daf may ñaanal te la muy ñaan ca xol ba la koy tibbee ñaan ne ma demal sama doom bu dee li ma wane sa kër baay jàmm rek la demal yàlla dina la may ndam combat bi loolu manqué na ma trop waaw manqué na ma trop waaw maa ngi lay ñaanal yaay yal na la yàlla xare àjjana fa nga nekk yàlla na la gënal fi nga jóge nii ci barke Seydina Mohamed manqué na ma trop su ma waxee manqué wu ma waxuma dëgg waaw manqué na ma trop. te dafa nekkoon sa xarit. waaw sama lépp loolu moo ma doon defal lépp li may lekk su ma xiifee yooyu yëpp manqué na ma waaw yal na ko yàlla xare àjjana waaw yal na ko yàlla xare àjjana. jërëjëf am internet yi ñu ngi leen di nuyu fa leen di wàcce suñu kàddu rek di nuyu Médoune ak Seydou waaye di nuyu ñaar ñoo xam ne dañuy kenn ci man muy ñaari Ahmed yi nekk ba Maroc Casablanca maa ngi leen nuyu baax di leen siyaar di nuyu Dibor maa ngi leen nuyu fan supporteru la dëgg di wax ne yàlla na ñëpp am jàmm. maa ngi Médoune nag tey dafa jàpp sama caméra bi ci gàllaaj ndax am na ci bari yoo xam ne sama caméra bi jotu koo jël waaye dinaa ko rectifier ndax Médoune ni mel. Anamu Orca kaay Orca kaay. Orca tey fi ñu la fekk. waaw ku ne xam ne sa diggante Papis. dégg nga li mu wax sànq ci yow kàddu yi bu ko sa frère sa ku la supérieur wax ko ci yow lan lay def ci yow. waaw Papis moom dëgg yàlla fu nekk grand boo xamante ne nii waaw grand bu ñàkk ñaan lii nii xam nga yombul si mbër yi quoi day jàppale mbëri ndaw yi géej waaye ku ci am combat di lay ñëw fii saal fayal la xam nga di entraîné ak yow di la jàppale xam nga te yàlla tax barki alxuraanu karim grand bu ñàkk ñaan la. grand bu baax la en même temps moom bu la gisee nga gëm sa bopp rek xam nga yow xam nga da nga koy neex quoi te barki Serigne Touba li muy wax ñëpp ci moom la ne waaw man moom dama koy ñaanal rek moo xam lu mu bëgg ci làmb muy roi bi nga xam ne moom la bëgg waaw yàlla na ko suñu borom jox léegi si kàttanu borom bi. fi mu yegg ci làmb lu koy may. liggéey. ak lan. liggéey moo ko may ak fulla ak fayda am góob boppam waaw moo ko may xam nga lii nii ci làmb. waaw bu nekkoon di foo mbaami kii xam nga li yëpp du ko am mais dafa gëm li muy def xam nga gëm li mu doon am xam nga gëm entraînement yi tamit moom mooy lépp moom xam nga waaw bañ na ko ba mbëri ndaw yi bu lay conseillé lu mu lay njëkk a wax entraînement mooy première gàllaaju mbër waaw entraînement mooy première gàllaaju mbër man chaque jour loolu la may conseil xam nga di ko conseillé tamit xam nga sama moroom yi xam nga ñi nekk si équipe bi ñëpp la yemale booy yëpp xam nga ku sam combat da lay jàppale barke alxuraan. kon xam nga li mu am li ko may xam nga ko. waaw xam naa ko bu baax liggéey moo ko may du dara liggéey kese la. waa teg nga ceeb. waaw bu baax yow faja dem géej xam nga dem salle de musculation dem école contact xam nga gëm li ngay def bëgg ko waaw mooy tax nga yegg xam fi mu yegg nii ci làmb waaw loolu kese la di ko ñaanal jàmm rek barke alxuraan waaw. ndeysaan sa booy wax lii ci yow. dafa mel ne daal mbattuma dellu ca ndaal. waaw di ko rafetlu rek ndax moom dafa baax. Orca dafa nekk raq boo xam ne raq bu ma jox cër la muy booy nekk équipe bi yëpp ñoom ñëpp ma jox cër moo tax ko ci am combat rek ba ma ko waxee dama ciy xar sama tànk tubéy yaa ngi dégg mu jël lépp teg ko sama loxo mun na ba sama bëgg nga jàppale ma sama combat bi ma ne ko boo ko gëmee wallaahi mën nga lekk lu nekk ci làmb. kan la am. yow kan nga am sax nu mu tudd. Dab daan. waaw grand combat. xanaa bi muy jël Dab daan waxtaan loo yow. déggoo la ma la waaye am na ki de lu leer laa la wax kii maa koy préparé ci kàttanu yàlla. loolu mu jóg faaw ñu jàpp piste dem seeti sawaay pour waxtaan ci moom ndax daa ba jàng rek jël ndoxum siti moom day dabaati di daanaati. nga yow nga jël. day dab daan yàlla baax na yàlla ñu fi yàlla ba bés bàyyi ba bés bi. waaw di man maa préparé Orca. loolu de am na. loolu de am na. dinaa ci def lu mu mën. ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla nañu yàlla may ndam bés boobu waaw. te yàlla dinañu ko may. Dab daan rek a fa Dab daan waaw baax na. mi ngi lay seetaan ndax ñaari sites yi di impôt ak Dakar ba joon ndar képp àdduna bi Eumeu Sène mi lay seetaan tey ndax ñeme nga ko joxoon ne ko tey boo jëlee avance moo duma la daan la comme daam lu mu la amee. Eumeu Sène sama diggante bés boo jëlee avance bi ci kàttanu yàlla dinaa la duma daan la lu leer laa la wax incha allah bu neexee yàlla dama lay duma daan la. mais lii ngay wax tam daanoon la. waaw daanoon na ma mais damaa xamoon sama défaut lan la woon foofu xam
xam naa li ma daan. te loolu du ma ko mayaat. moo tax ci kàttanu yàlla ñun ñaar bés bu ñu dajawaatee dina xam ne daje naa xeeru ngor dëgg. taxaw nga nekk ak mbër mu wóor ni la yow gàllaaj jàpp na la. ndax mës naa taxaw mu wóor na ma ne gàllaaj jàpp na ma. du benn yoon du ñaari yoon. ban nga ci gën a xalaat. contre Zos. Zos mel na ma. Zos. non Zos beneen affaire la de. waaw sama diggante ak moom. boobu laa ni may daal yeneen ci des yëpp ay détails la. fan nga yëgee ni galaaj stade la wala sa kër la. non boobu combat bi jege seegul sax defoon na ay 1 mois boobu noonu damay toog sax affaire yi tar ci man dëgg. waaw non timis la sama yaram bi doon bañ. Zos kay moo yee ma daan ko pare mun a bàyyi naa parce que li mu financé moo bari. Zos. non Zos beneen maa ngi lay nuyu en passage moom kay moo yee bàyyi làmb ndax bàyyi woon làmb dina rey ñu bëri.